docteur Malick Diop, docteur en pharmacie option industrie pharmaceutique. Alors tey ñu au Sénégal ñuy dund troisième vague boo xam ni yow bokk nga si ñëw waxoon jëm ci loolu maanaam nañu jël ay fàggandiku. Ndax ki ko njëkk a wax waxal rek ki ko njëkk a wax. jëm ci loolu. alors ndax ci lan nga tegoon loolu. waaw bi ñu tàmbalee dafa am li ñu wax première vague mooy li nga xam ne moom moo gënoon law ci mbirum wàllante bi bi loolu amee nit ñi def liggéey bi mu waree kër docteur def li ñu def population yi tamit topp une partie de la population topp li nga xam ne tamit loolu la état wax mooy di sol ay masque geste barrière ak yooyu ñu dem ba diir nit ñi foog ne mbir mi dem na alors que mbir mi du noonu da nga koy xeex ba mu dem soog a xam ne mbir mi tey jii nii jàngoro bi tegoon na wet ñu gis que ne doomu réew mi ñu ci bëri tamit toppatuñ bu baax li nga xam ne moom lañ doon wax parce que xalaat ne feebar bi naax saay na bi ñu demee ba ci digg bi ñu am doomu jàngoro bi ñu gis ci ay mën nañ ne ay naataangoom yoo xam ne ñoo ko gën a doy waar muy li ñu naan variant yi variant nag bu ñu waxee variant moom dafa simple bu fekkoon ne wàllante bi dafa nekk benn léegi dina dem ba fukk mooy di nit bu fekkee ne fukki nit la doon wàll bii dina wàll téeméer loolu bi ñu ko gisee ba détecté ko fële ca IRESSEF nga xam ne boobu sax wàllante bi commencé wuloon bu baax boobu tamit laa génn waxaat ne leen lii de dina tàkkarnaase parce que li ma xam ci doomu jàngoro bii ki nga xam ne moom mooy gan bu bees bi bu ñu toppee li nga xam ne moom la ñu continuer di def ni dina law ba nga xam ne dootuñ si mën dara moom mooy li xew fi mu ne nii law na fi mu ne nii nag li ñu mën a def rek mooy xool naka la ñu mën a wàññee mbir mi mais mbir mi moom fi mu waroon toll na ko te man tamit li ma xalaat laa ci wax xam ne fi mu ne nii pour ñu def ci dara dina métti. bu ñu ñëwee ci wàllu variant boobu ñu gis lan mooy waral même jàngoro bi lay doon wala dafay doon yeneen jàngoro maanaam lu tax muy varié bu jógee réew mi dem beneen réew gën a dangereux wala gën a gaaw ci wàllaate lan mooy waral. déedéet moom ci boppam du gën a gaaw ci wàllaate ci réew mi wala ci biir réew soit dafay nekk foofu wala mu bañ fa nekk bu ñu naan variant kenn mënul jàpp ne beneen feebar la feebar bi benn la muy. feebar bi mais ñuy jàpp ne Covid 19 la tudd ak doomu jàngoro bi tudd SARS-CoV-2 boobu nag dafa bëri façon dafa am melokaan boo xam ne tey jii nii melokaan dafay soppeeku su fekkee ne tey jii nii dafay jur ay doom yi dañuy ñëw nekk mel neneen yi mujj nag mu ñu naan variant delta parce que tamit. ñun tamit ci mbirum kër docteur dañ ne bu ñu waxati ne fii la jógee wala fee la jógee parce que am na réew bu mu jógee du ma ci wax mais nee nañ daal bu ñu ne réew bi la jógee waaye am na réew boo xam ne foofu la jógee mais ñu jàpp ne moom delta la tudd delta boobu nag tey jii nii ni mu mel mooy benn tey xam nga doomu jàngoro bi ci tuflit la ne su génnee am na une partie boo xam ne dafay dee am na yoo xam ne tamit dafay continuer di dund ci biti ñii di mën a dund ñaari fan ak yooyu bii nag dafay yàgg ci biti xam nga bu dee tuflit la nit ki tufli wala def ko ci kaasu ataaya wala def ko ci kuddu wala def ko ci loo xam ne daf ko doon dagg wala tamit nuyoonte ak yooyu bu fekkee ne day toog ñaari fan ñetti fan ci biti di continuer dund wàllante bi dafay gën a yomb te tamit bu fekkee ne doomu jàngoro bi bu doon fukki doom lay am léegi téeméeri doom lay am boobu dafay gën a yokk encore loolu moom moo dal tey jii nii variant bi ñu naan variant delta moo tax nag mu tàkkarnaase sur réew yëpp Sénégal tamit xam nga ni nga xam ne ni ñu dundee noonu mu gën a yokk gën fi tàkkarnaase muy loo xam ne du loo xam ne kenn mënul wax ne waxuñ ko woon parce que waxoon nañ ko te tamit loolu lañ gis fi mu ne nii. alors lan moo ciy fexe tey dans l'urgence tey bu ñu doon indi ay fajtal ay solutions dans l'immédiat aussi à long terme lan lay doon. waaw xam nga fi mu ne nii bu ñu nee rek ndox bu turoo an baaxate ca des parce que pexe bu njëkk mooy ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur ñu wax nit ñi lan moo xew ne bu ngeen defee nii lii moo nar a am wax nañ leen
waxaat leen def nañ noonu li am nag ñëw na donc fi mu ne nii du tollootuñ fu ñu naan defaat leen li defaat leen lee parce que tamit li ñu leen ko waxee neneen lañ doxale ñu jàpp yenn mbir yoo xam ne mën nañ joxe maintenant ay conseils yu ci tegu mais du conseil yoo xam ne day régler totalement problème bi d'abord tey képp koo xam ne période bi dafa ne dafa soj ñu jàpp ne du soj parce que période du soj beneen période la novembre décembre la ñuy wax grippe saisonnière bi mais tey jii nii da ngay gis doomu Sénégal ñu bëri kii yaa ngi saxat yaa ngi mel ni ku soj ne dama soj toog sa kër wala dama soj di génn di wàll ñeneen soj boobu buñ ko xoolee bu baax ci majeure partie Covid la période bi moom ku soj njortal ne Covid la gën a jege ko loolu koo xam ne nag am nga Covid tey jii nii da ngay toog sa kër su fekkee ne tamit am na ay contacts yu am ak ñeneen nga fexe ba sol masque utiliser gel xool bu baax yow ustensiles yi nga xam ne moom ngay utiliser fexe ba nga bañ ko bokk ak ñeneen ba nga xam ne loolu yëpp passé na te nga fexe ba soo amee possibilité tamit dem ñu testé la ñu xool ndax est-ce que am nga doomu jàngoro bi mais daal koo xam ne tey jii nii yëg nga dara sa yaram boo yëgee sax sonn sa yaram tey jii nii fexeel ba xoolaat bu baax ndaxte ñu bëri loolu Covid la. justement nga wax loo xam ni dafay indi anticiper ci benn question bi mooy lan wàllum ñi nga xam ne ñu bëri tey ñu woppee ñu njortu ni rek corona la xëy na je sais pas dañ ko jàppee gàcce wala dara dañuy préféré di ko nëbb ak di toog ci kër gi faju muy indi li ñuy wax automédication. wàllum automédication boobu tey ñu mën ko xëy na jàngat ci ñaari anam benn bi mooy ñenn ñi dañuy faju ci dem hôpital wala astafurlah dem pharmacie ne jaay ma garab bi ak garab bi ak garab bi ñeneen ñi dañ koy jël ci wàllu tradition ay reen ak ay leneen yow tey lan mooy sa gis-gis jëm ci wàllu automédication. waaw loolu moom d'abord lu illégal la parce que mbirum kër docteur moom waa kër docteur ñoo ko yore képp koo xam ne tey jii nii da nga am loo xam ne ordonnance la prescription loolu médecin koy def su fekkee ne dispensation la c'est-à-dire médicament boo xam ne dañu xool bu baax ndax médicament boobu war na dem ci telle personne loolu également pharmacien moo ko yore donc ñooñu ñoo yor exclusivité lépp luy mbirum faj donc lépp luñ ci yokk rek gis naa ñoo xam ne dañu bind ci réseaux sociaux yi naan boo amee lii jëllee loolu moo gën a dangereux ci mbirum faj lu doy waar la parce que tey jii nii loolu mooy indi li ñu naan antibiorésistance da ngay gis toog benn antibiotique bu baax ci feebar bii ci feebar bee nga gis te léegi même pour feebar yooyu boobu bu ñu ko utiliser dootul baax parce que tout simplement nit ñi dañ koy utiliser nu leen neexee te donc loolu d'abord c'est illégal ñaareel bi tamit li nga xam ne mooy ordonnance boo xam ne faj na Masamba taxul ñi ne ordonnance boobu dina faj Mademba ki mën a xam ne ordonnance bi Masamba la war a faj wala Mademba kooku médecin bi la ak pharmacien bi ñoom ñoo xam tey lu ëmb loolu donc képp ku ko am na nga fexe ba contacter ñooñu ñoo la mën a wax naka nga war a mën a fajo ñu tëjee ci maanaam wàllu vaccin yi tey ndax ñii ñuy wax ne boo vacciné woo itam jël ñaar yëpp du tere variant delta bi mën na la dal am ñuy wax ne boo vacciné woo mën na la si musal lan ngay wax ci loolu ak gis nañ ñu bëri tamit dañoo li ñuy wax rek mooy dañu gën a ñeme mooy vaccin wu Johnson bi mais yeneen yi ñii dañ koy ragal ñeneen duñ ci sawar lan nga ñu indil ci ay leeral. waaw amul vaccin boo xam ne mun nañ na la bii moo gën bee vaccin moom yi ñu jàpp tey jii nii vaccin yëpp baax na bépp vaccin tey doomu jàngoro bi feebar bi gisaguñ garab boo xam ne moo koy faj loolu amagul dama bëgg mu leer amagul garab bu ñu ne garab bii Covid lay faj am na nag li ñu naan protocole thérapeutique mooy dañu boole ay garab yoo xam ne bu médecin bi xoolee gis que ne kii daal am na njort na ne dina mën am ay complications naa ko teg sous traitement benn protocole thérapeutique maanaam kii am na plus de 60 ans kii am na cancer boo xam ne mu ngi ci biiram kii am na diabète kii am na hypertension et cetera médecin bi mooy xool njort ne ah kii de bu ma gaawul def ko sous ce protocole thérapeutique dina am ay difficultés ñu jàpp ne li ëpp tey jii nii ci problème protocole thérapeutique mooy suivi li ñu naan effet secondaire mooy garab yi nga xam ne moom ngay jël lu bon li muy def ci biir yaram parce que garab moo ëpp
effet secondaire ci lépp loo xalaat donc moo tax képp kuy jël garab na nga dem ci waa kër docteur ñoom rek ñoo mën a xam ne garab bii buñ ko booleeg bii effet secondaire sax su waree am ñoom am na yeneen garab xëy na sax yu ñuy boole pour nga éviter yenn effet secondaire moo tax c'est très très dangereux nit ki yeewu rek dem ci mbedd bi wala kii ne jaay ma garab bi wala jaay ma garab bi donc loolu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp ñu xam ne donc loolu moom mooy possibilité yi ñu am yi nga xam ne mën na gàllankoor tey jii ni feebar bi.